waaw mais Joseph mii moom góor la wala jigéen ndaxte naka nga mënee gis Abass Fall Joseph Nangam Pala Samb je me suis posé la question mais je me suis dit que l'erreur est tellement grossière que xanaa ñii ñemeñ ko man sama xel li mu njëkk a dem mooy xanaa Joseph jigéen la le lendemain on voit que cette histoire est confirmée ce qui veut dire que chez Yewwi Askan Wi il y a pas ce sérieux et l'organisation qu'il faut pour pouvoir avoir des dépositions des dépôts de candidature qui sont conformes à la réglementation léegi est-ce que ñun suñu loi yeeg règlement yi ku dàq jooy wala ku dàq saaga wala ku dàq dem police buuxante rek dañ ko war a soppi ngir yow est-ce que Babacar Fall tey sag la ci ñun sénégalais un maire wala un candidat aux élections législatives da nga def erreur nga dem direction générale des élections di buuxanteeg ay policiers di saaganteeg ay policiers mais loolu moo war a jeex ci démocratie sénégalaise li ñu am mooy les partis qui se respectent dañuy organiser wu ñun boo gisee suñu parti suñu coalition mais dañoo am un dispositif teg suñuy information nga baal ma léegi nii sama xarit sama mag Cheikh Oumar Sy mi ngi wax Cheikh Oumar Sy mi ngi wax fanaan ak yendoo sàkkal pexe opposition bi tam ci ngeen nekk déedéet ba loolu bu fekkoon dañ koy def ak pouvoir yi nga xam ne moom la jox régime bi nekk au pouvoir kon du ñu gagner les grandes capitales il y a 6 mois jóge nañ fi ay élection ñëpp di bay ñun ñoo majoritaire ñoo fi mën nangam ak nangam jiñ nañ leen ngemb Adji Sarr te ba léegi seen teggi tuuma gi taxu ko ni dama ne Babacar dama bëgg nga jàpp benn mbir ay opposants yoo xamante ne ku ci dem salon de massage boo waxee ñu ne dañ ma complot ku ci sa liste matul nga ne dañ ma complot mais le problème mu liste yi fan la mujjee aux élections locales mais combien de listes ont été invalidées parce que respecté wuñu parité et puis tey man j'ai mal au cœur bu ma gisee ku mel ni Aïda Mbodj bokk Yewwi Askan Wi ni mu sonnee ci loi sur la parité en 2011 ak président Abdoulaye Wade coalition bi mu bokk mënuñoo respecté jox cër jigéen ñi pour des questions de calcul politicien parce que ñi ngi wax naan ñii dañu forcé ne ñoom ay góor la ñuy andi ñi lay forcé ne ñoom mënuñu andi jigéen nangam ak nangam donc il faut qu'on respecte les Sénégalais je vois qu'on appelle les jeunes nañu génn nañu nanganam jeunes Dakar duñu génn fenn ñun li ñu dal ñun Dakar nattu la parce que dañu am benn maire bu incompétent boo xam ne li mu mën saaga la politique mbedd yuuxu xëccoo ak policiers yi ak yu demee noonu te avenir u Dakar mënuñu ko bâtir ci loolu avenir u Assemblée nationale bu Sénégal mënuñu ko bâtir ci loolu donc li am solo tey mooy ñu lucide xam ne politique yemul ci benn fan politique lu sérieux dañ ko war a organiser képp ku ñu ne parrainage da nga war a am représentativité au niveau national sur les régions nga respecté ko dox ko Sénégalais yi wóolu la jox la cër bi bu ko defee nga mën a doon dem candidat deuxième chose da nga war a doon candidat aux élections sa ay calcul wooy man damay dugal kii Yewwi day dugal Pastef day dugal PS day dugal nangam mais ñu respecté ko bu ñu demee di déposer ñu bañ quand même di jiiñ nit ñi loo xam ne amul ndaxte bu fekkoon sàkkal pexe la rek defe naa duñ seetaan ba Barthélémy Dias di doon maire de Dakar. ah bon ah ben oui bu fekkoon non dama la bëgg a wax non dama la bëgg da nga ne nee nañ da ngeen di sàkkal pexe ma ne bu fekkee ñun am nañ pexe naka la ñuy amee pexe bi pare di seetaan Barthélémy Dias di gagné ville de Dakar. Cheikh Oumar Sy bu fekkente ni coow li wéy na Barthélémy gis nañ ko tey jamono ji ñu toog fii di waxtaan waa APR ñoom Karim Fofana ñu ngi def conférence de presse Benno Bokk Yaakaar Farba Ngom par exemple moo njëkk a jël kàddu gi ma ngay yàq lu mel ni xamee Barthélémy Dias xët-xët gi ak liste yi parrainage yi jàllul waa Yewwi ne dañ leen di sàkkal pexe ci Ndakaaru mbaa du jaxase carte gi laata élection yi di ñëw mbaa du fi indi yoo xam ne xëy na kenn bëgg ko. bon xam nga loolu lépp moo tax ma ne transparence dafa baax ci lépp parce que tey aujourd'hui li ma wax tey bu nekkoon société civile bi jox nañ ko àqam ñu mën a surveiller transparence bi parce que lépp lan la est-ce que carte gi leer na wala carte gi leerul est-ce que état bi mu ñuy xeex wala état bi xeexuñu loolu tension boobu mënuñ ci dëkk parce que tant que léegi jeu démocratique bi processus démocratique bi leerul day am luy gàllankoor mbir mi bu boobaa ñun ñu ngi dem ci ay élections législatives sénégalais yi bëgg nañu changer assemblée nationale parce que gis nañu ne assemblée nationale bi doxul bu nekkee ñoom tey ñi ñuy gis déjà egguñu assemblée nationale am na doxalin bu ñaaw bu ñu doxal ñii ñuy ne état bi day sàkkal pexe ñii nga xam ne ñooy Yewwi Askan bi ñii di naan non ñun sàkk ñu leen pexe bu yàggee tension day am ci mbir mi. mais ñun en tant que Aar Sénégal dañu ne dañuy jël suñu position bu leer déjà gis ngeen suñu communiqué ci affaire parrainage bi nañ depuis avant élection bi di ñëw ñun nee nañ ne parrainage bi daf fi indi problème parce que gis nañ fi ñoo xam ne indi nañ seen parrainage ñu ne leen dindi nañ teggi nañ leen ba pare nee nañ lay sax autre motif loolu autre motif boobu mënoo ko expliquer tant que amoon ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci dispositif yi ñoo xam ne mën nañu vérifier est-ce que li leen di recalé baax na mais ñooñu ñëpp bu ñu gis rek bu nekkee Bougane jóg na tey wax li muy wax Barthélémy jóg wax li muy wax Sénégal mu am confrontation kan mooy pet c'est le citoyen sénégalais donc loolu yëpp dañu war a jàngat suñu bopp ñu war a jàngat suñu système fexe ba système bi transparent parce que tey lépp li nga xam ne mu ñuy dal ci ñàkk affaire bi leer la ci njalbeen man je considère que
am na ay propositions yu ñu tegoon ci table bi pour fexe yi cas yu mel nii bañ a am kenn ku nekk kuy dem ci jogante ñu mën a xam ne jogante. dem na ci mais lépp bonul ci parrainage. ah lépp bonul ci parrainage. non waxuñu ne lépp bon na ci parrainage le parrainage dëkk yu bëri ñu ngi koy def dañu ne bu ñuy parrainer bu ñuy def parrainage bi na am ay règles du jeu yu leer parce que tey ñun bu ñuy joxe suñuy papier di doxee suñu fichier DGE mais ñun amuñu ci benn contrôle mën nañ ko valider dugal li ñuy def mais bu ñu demee suñu yoon amuñu xamuñu keneen mais li may wax bu nekkoon système informatique la boo xam ne képp koo xam ne nar na ko laal ci biir ki nga xam ne moom mu ngi toog fële dina xam ne diw accédé na ci kii bi à telle heure retracé ko dinañ xam ne est-ce que am na modification wala moom mooy éviter cas bi mu am léegi parce que cas bi mënoon nañ ko retracé ne effectivement à telle heure lii lañ ñu enregistré Yewwi bu dee liste bi ñu génnee démb ci guddi ci internet bi ci Ndakaaru seen 7 candidats yi nekk titulaire amul parité loolu bu dee lu wér la liste boobu ñu siiwal amul parité respecté wuñ parité bi loolu laa wax gis nga liste bi depuis démb mu ngi circulé loolu laa wax depuis démb mu ngi circulé le cas mooy est-ce que code bi may na leen ñoom ñu mën a changer pour am rectifier wala dañ koy rejeter loolu c'est très li ñu ci wax dañ ko leer ñun am nañu cas boo xam ne tey dafa ne dafay désister ñu dem DGE ñu ne ñun fu mu ne nii cas boobu mënuñu ko changer ñu dellu si ginnaaw mais am na yeneen cas yoo xam ne rejeté nañ leen ñu ñëwuñu kaas c'est-à-dire que il faut être aussi juste en toute chose li nga xam ne tey yow yaa ngi koy kaas say morom dal na ko mais Bougane mënoon na fi def li ñu fi def li fi bàtt li fi def tey defu ko mais dafa dem def conférence de presse donc war nañu xool lenn loo xam ne doxul ci li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy dem ci élection yi ñu rectifier ko tel parce que ñu ngi dem ci élection présidentielle bu ñu demaatee ci parrainage même tension yi lay am ñu mën a ne diw dañ ko bëgg a écarter wala diw gis nañ ko en 2019 donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne néewuñu parrainage bi yëpp baaxul mais nañ nañu ñu ngi koy defee ba tey dafa ëlëm ci bopp nit ñi léegi nii lii question de liste la lii du question de parrainage parce que ñoom seen parrainage jàll nañ ko léegi ñoom seen problème mooy est-ce que effectivement la loi permettre na leen ñoom ñu mën a changer li nga xam ne constaté nañ ko comme erreur ci li nga xam ne mooy parité ak seen candidat yi nga xam ne dañoo désister bind bataaxal. waaw mais désistement bi moom laa la wax désistement bi loi bi da ko tënk da ko encadré yow mënoo xëy rek ne désister naa mën nga ne démissionné mais tant que loi bi mu ngi ci parce que ñaar moo la mën a am yow ñu dindi la fii ba 0 heure minuit nee nañ dañoo dem ñun leen désistement bi du demee noonu bokk na ci li jaxase non désistement bi dégg désistement bi dañ leen ne mandataire bi day ñëw signalé ne kii dafa cas de décès la ñu ne la mën nga ko changer bu nekkee jigéen la nga indi jigéen wala bu nekkee góor la nga indi góor wala mu nekk ku inéligible mooy li nga xam ne constaté na ne tey peut-être que am na casier judiciaire wala donc c'est encadré par la loi donc il faut que ñu xool li loi bi wax am na loo xam ne politique la mais am na loo xam ne technique la te foog naa ne nag wax fa dëgg yàlla waaye waruñu mën a seetaan ak ñoom seen expertise ak élection yi ñu fi jaar yëpp lu mel ni di leen dal lu ci mënti am l'exécutif mooy Macky Sall ak ñi muy liggéeyandool tey jii bu dëkk bu yëngu woon dinañ ci am responsabilité ndax